salaam sama gars yi seen beneen numéro émission motivation ci biir Diassigui TV ak Ciss Dija Tirera tey nag ñu seet si ndaanaan boo xam ne dafay wuyoo ci turu Ngaaka Blindé King Baba di ziar tamit mbokk internet yi nga xam ne ñoo ñuy seetaan en ce moment di ziar di jaajëfal Blindé yëpp Ngaaka Blindé na nga def. waaw sant yàlla maa ngi lay ziar di ziar. Sénégalais yëpp yu am chance seetaan interview bi fu waaye nekk ci Sénégal wala ci àdduna maa ngi lay siyaar bu baax a baax di nuyu aussi fi ma jógee muy Géejawaay di nuyu tamit sama sëriñ Abdou Karim borom Makarimal Akhlaq di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yëpp fu waaye nekk maa ngi lay jox loxo di la siyaar. ok di leen fàttali ñu ngi biir Ouest Foire seet si Ngaaka Blindé jaar-jaaraam nag duñ ci demati puisque wax na ko waxati na ko fu nekk toog na fa wax li nga xam ne moom la jànkonteel mais tey jii dañuy ñëw ñu focus ci album bi nga xam ne mooy Secret 7 mais laata loolu comme te seen émission bi motivation la tudd dinañ laaj Ngaaka Blindé lan moo ko motiver tey ba mu egsi fii mu egsi. bon motivation. comme ni mu waree ci doomu aadama bu nekk quoi c'est-à-dire nit bu nekk sooy yëngu ci benn mbir ñaan nga yàlla sori ci c'est-à-dire wala ñu bokk ci première yi comme on dit ci ñi njëkk a tudd man au départ peut-être musique wala rap nekkul woon sax sama souhait musul nekk sama rêve quoi mais après bi ma demee ba gis ni que destin bi jox na ma ko. et moom laa war a def dama ko jël ak sama fukki loxo ak juróom ba pare gëm ni li ma doon rêve doon wala li ma doon rêve nekk wala fi ma doon rêve liggéey yëpp tey su ma ko naree sacrifier noonu laa koy waxee pour rap li ma fa doon xalaata am yëpp dama ko war a am ci rap. et période boobu sax hip hop nekk woon musique bu ñuy dégg ay millions surtout ak quand tu es underground wala nouvelle génération quoi mais bon ma gëm ko nekk ci vers 2011 2012. ma lancé sama carrière solo en 2013 top ma jël flow sama première année apparition ci territoire hip hop Galsen sama première fayeeku bi ma njëkk a fayeeku c'était 1 million en 2013. parce que loolu laa gëmoon dama doon wax à chaque fois ñi ma doon bokkal école wala classe et tout waruñu suba kii nekk avocat wala kii nekk ingénieur di romb ci tali bi. yor benn Range Rover wala benn 4x4 fekk Ngaaka Blindé ci tali bi naan ko mais gars yi nag rab bi genre c'est dafa lay décevoir donc dama yàgg gëm ni non seulement dinaa rab dinaa conscientiser dinaa rab dinaa éveiller mais dinaa rab dinaa tedd dinaa texalaate quoi lu yàgg nekk sama bopp la. acca mu ngi noonu duggam baax na loolu baax bi la ba tey jilee Ngaaka Blindé pourquoi Secret 7 parce que secret dafa nekk loo xam ne kenn du ko dévoiler. tey man su ma ñëwoon ne Ngaaka dama koy wax sama secret bugguma mu wax ko mbindeef pourquoi nga jël album bi tuddee ko Secret 7. waaw xam nga secret moom comme li nga wax rek li ñu naan vérité générale vérité absolue ci littérature quoi c'est-à-dire secret bi ngi nekk secret ci ki nga xamante ni xamul secret bi c'est-à-dire bu ñu wax zahir ak baatin mooy lu nit xam doomu aadama xam ak lu doomu aadama xamul bu ñu nee nit ki borom baatin la mooy am na lu mu xam loo xam ne yow xamoo ko donc Secret 7 peut-être bi muy ñëw mooy secret bi mooy ci nit ñi nga xamante ni xamuñu set bi wala xamuñu kiy set ak lan lay wax ñoom lay nekk si ñoom secret mais man Ngaaka mënul nekk si man secret parce que maa ngi ak mbóot bi xam naa bu baax a baax yenn secret moo nekk ci man durant 7 ans de carrière yi nga xamante ni am naa ko 7 ans yi nga xamante ni existé naa ko ci sama rap ci sama musique loolu laa doon wane secret boobu nag doomu aadama yi ñu bëri réeree moom laa doon essayer di dévoiler pour ñu gën ko xam loolu moo tax moo indi Secret 7 ci 7 ans de maturité 7 ans d'expérience ak chiffre 7 bi aussi bëri ay mbóot yoo xamante ni làqu na ci ginnaaw quoi. mbóot yi làqu ci ginnaaw yan mbóot la. bon comme ni ma waxee mooy tey ñi nga xamante ni peut-être am nañ tuuti études yu avancées dafa am genre lu ñuy woowee numérologie mooy nit ñi nga xam ne dañuy jël ay chiffres di joxe signification chiffres yi quoi et numérologie sooy dem di xool chiffres yëpp dafa am importance c'est-à-dire 0 ba 9 dafa am importance mais 7 mooy chiffre bi gën a mythique
et mooy chiffre bi gën a intéressant ci 0 ba 9 et sooy xool ci numérologie bëri na ay secret yoo xamante ni peut-être di nga ko gis ci numérologie boo defee gëstu di nga ko gis. mais boo ñëwee tey ci benn genre réflexion bu terre à terre tu vois que ni genre même ci aspect disons divin bi. yàlla suñu borom dafa bëri ay secret yu mu laax ci set sooy xool ci taxawaayu set asamaan set suuf xam nga ci ñun croyants yi musulman boo deewee set percale xam nga semaine bi 7 jours bëri ay affaires yoo xamante ni daf ci tënku donc sooy xool àdduna génnul ci set donc lépp luy réer wala luy nekk secret ci biir àdduna du génn ci set yooyu noonu donc ba tey set yi dafay ñëwaat et plein de trucs yoo xamante ni peut-être si c'était benn émission bu spéciale mën nañ toog rek di waxtaan ci set ba émission yi jeex ba fa bëri ay secret. d'accord ci contexte boobu nga ko jëlee. waaw ci contexte boobu bon c'est-à-dire contexte boobu moo ma dab si yoon bi parce que sooy xool à la base sama album dès le départ AIDB la waroon tudd à l'époque je dirais pas à l'époque bi ñu commencé précommunication bi mais vu que dévoilé naa ko ba Sénégalais yëpp di xaar AIDB je me suis dit que ni il faut que ma indi leneen doo xamante ni day bees quoi bëgguma rek ñu xaar ma fii après ñu fekk ma fa ma jël AIDB def li ma la doon wax léegi ce qu'on appelle la numérologie di jouer ci chiffres yi ne A mooy première lettre bi mooy taxawaayu 1 I nekk 9e lettre day taxawaayu 9 D nekk 4e lettre quand tu dis A B C D mu taxawaayu 4 B taxawaayu 2 nga jël lépp mu jox la 1942 et 1942 rek dafa bëri ay événements yu ci xew donc pour bañ a taxaw foofu lu yàgg. ma jël 19 mu jox la 1 ak 9 nga additionné mu jox la 10 nga jël 4 ak 2 nga additionné mu jox la 16 nga am 10 am 6 du moins nga boole 6 ak 10 mu jox la 16 taxawaayu 1 ak 6 nga boole 1 ak 6 mu indilaatal la 7 ma ni au lieu ma wax AIDB je préfère wax 7 et 7 day taxaw représenter AIDB toujours ba tey c'est-à-dire continuité la après liggéey ci secret bi xool aussi sama période sama existence de 2013 à 2020 7 ans de carrière la. donc bëri ay affaires yoo xamante ni peut-être d'une manière pas hasard dafa feeñ ci liggéey boobu quoi ci secret set bi. en parlant de album sax yow ñaari album nga ñu digoon te tey ji secret set rek lañ gis stratégie la wala tey ji le programme boo xam ne da nga ko def xaar ñeneen ñi nga génne beneen album bi. soo xoolee. double album la ñu waxoon quoi c'est-à-dire on avait prévu de génne double album c'est-à-dire 2 albums en 2020 c'est-à-dire dañu wax double album 2020 c'est-à-dire dans 2020 ñu génne 2 albums soo xoolee secret set quand bu fekkoon yor naa CD bi dinaa la woon. soo gisee CD bi dañu la wax volume 1. Okay. donc normalement volume 2 waroon na génnaat moo war a génn moo war a nekk deuxième volume bi. comprendre nga après peut-être ak contexte Covid 19 bi. 2020 bi réussiruñ ko comprendre nga bëggoon nañ ci 2020 bi ñaari projet yëpp génn ñaari album yëpp génn. mais vu que Covid bi tànc nañu depuis mars ba décembre ñu gis ni voilà moo ngi nii donc sooy xool album bi di nga gis ni fii nii am nga fi volume 1. comprendre nga donc volume 1 bi moo nekk 17 titres volume 2 bi aussi mun naa wax sax pare na peut-être ay réglages yu ndaw et loolu moo tax. premier bi génn yëpp ci 2020 bi lay waroon génn Covid 19 bi xaw ñu ralentir ba fin année bi nar a jeex gars yi na wax 2020 nga ñu waxoon ma yàgg leen wax pare naa bu ñu bëggee mu génn tey essayer aussi convaincre sama équipe sama staff ñu def tout le notre possible pour que premier volume bi génn parce que gisoon naa attente bi nu ma énorme woon ci public surtout communauté hip hop bi gars yi dañ ko doon xaar dañ ko yàqamte woon donc lu moo taxoon ma génne benn volume bi ne même bu Covid bi jeexul sax ñu déglu le temps Covid bi di jeex ñu jublu ci deuxième bi commencé promotion bi concert et tout quoi. ok mu ngi noonu mais nag ci biir album bi dinañ am ñettu son yoo xam ne dinañ ko jéem a décortiquer moom Ngaaka Blindé ñu xool ñu ñëw ci King Baba bi nga xam ne moom la àdduna di sinap ñëpp xale jigéen ñi ak ñëpp nga wax si ne ñëpp laay rey na ma yàlla baal Ngaaka ñun nous les animateurs ñun ñoo moom loolu wala rappeurs yi wala melomaan yi. non c'est-à-dire quand tu dis ñëpp laay rey sens propre comme ça. non dafa wala leer nay leer tamit.
waaw moom laa ça dama ne comme sens propre comme sens figuré. bi ma koy wax ci contexte hip hop la woon mais après sax day dépasser ay normes hip hop c'est-à-dire mooy quand tu fais affaire bu nice quand tu fais de la bonne chose nga def benn liggéey boo xamante ni liggéey bi fi nga yaakaar ni fa lay yem sax mun na ko dépasser et c'est-à-dire da nga am objectif boo viser mais da nga gis sa liggéey dépasser na objectif bi. donc loolu satisfaction la su ma wax ñëpp laa rey na ma yàlla baal nekkatu round dama dof ci hip hop laa doon wax quoi. mais après da ngay gis ni affaire bi dépassé na hip hop parce que man sama combat yëpp aussi depuis le début dama ko yàgg wax mooy mbalax moo am doole Sénégal mooy suñu musique nationale. mais avec ay artistes yu am talent hip hop mun na dem ba dominer mbalax ci Sénégal. mun na nekk man loolu moo yàgg nekk sama combat et bokk naa ci artistes yu gën a def musique. yeneen secteur yoo xamante ni dunduñu rap dunduñu hip hop di si gis seen bopp du ma wax man kese la mais bokk naa ci. donc loolu force la donc boo waxee def benn sound ñëpp laa ne na ma yàlla baal si hip hop laa doon wax parce que rap laay def et même bu amee ay percus am ay yeneen sonorité tamit soo dégloo kuy wax doone kii day taasu da nga naan kii day rap même soo xamul sax njaaka bu leen da nga naan kii day rap donc garder rap bi ci ay percus def ko d'une manière bu. accessible sénégalais gis ci seen bopp challenge yi TikTok yi partout amagul clip am 1 million moins 2 mois yooyu yëpp ndam la et sénégalais ñoo la koy jox donc dama leen ni delloowaat njukkal bi delloowaat leen love bi nga xamante ni gis naa ñu ma koy jox bu baax a baax parce que sans ñoom li yëpp ñu woon am donc chapeau à tout le monde. waaw après gars yi continué waat ci rap beeg ci série yeeg ci fu waay nekk rek fexeel ba rey ñëpp. après yàlla baal la. léegi foofu da nga ñor di king bi King Baba léegi Ngaaka da nga bëgg a wax ne yow yaay king bi wala puisque bu ñu xoolee ci game bi bëri na ñoo xam ne dañuy ñor di king bi tey par exemple mun naa ne Gaston king la Rifu king la. keneen ak keneen king la est-ce que nekkul kon à la fin ku nekk yaay sa king bopp ci li nga nekk. déedéet ku nekk doo nekk sa king bopp de loolu ay waxu ragal la wala ay waxu tapet de hip hop benn siège la. benn nit moo si toog affaire da nga koy bëgg wala nga bañ ko c'est-à-dire du ay xaw ma lan soo xool à l'époque ay période on parlait de Canabasse Bass de Boss xam nga on parlait de Boss xam nga voilà parlait de leadership période ñoom Simon yi bu ñu accès commencé indi entertainment on parlait de leadership man bi may ñëw sama début carrière je parlais de New King genre le nouveau roi si sama ay période 2012 2013 yooyu quoi percé bokk ci ñi jox hip hop Galsen beneen image c'est-à-dire soo ko bëggee ak soo ko bañee du ñëpp nag ñoo koy nangu mais c'est des choses yoo xam ne c'est vérifiable mun nañ ko xam. am na rapport yoo xam ne tey ñu ngi clash nee nañ fekkee am na king bu nekk ci game bi nekkul ñoom ñoo ko fal. waaw loolu laa wax c'est-à-dire gis nga lépp waaye di def foog ñi di bëgg ñii di siisu. loolu wax naa ko en 2014. kenn du ko bañ. ku nekk ak sa état d'esprit ak sa façon de voir les choses tey. série Sénégal yi lu ñuy bari am na série boo xamante ni ñëpp xam nañ ni moom la sénégalais di gën a suivre kookoo fi nekk. ok kon yow la sénégalais di gën a suivre yow. lu mbëri pareeguma de lu mbëri di bari am na mbër boo xamante ni ñëpp xam nañ ni moo fi ci jamono jii nii moo fi nekk. ok peut-être daaw gisoon nañ Tyson gisoon nañ Tafa Gueye mais du ñàkk ay benn yuy siisu da nga koy nangu. tey jamono yi ñu toll peut-être nag après. 1 an après wala 2 ans mun naa jóge fi ma toog de mais jamono jii nii loolu jarul sax ñuy wax di dem ay demal ma ñëw après nag c'est-à-dire mun naa fi bañ a yàgg. ci kaw artistes yi liggéey lu ëpp li ma liggéey. ku liggéey lu ëpp lu ma liggéey du mën a sénégalais ñoo naan kat kii moo fi ne dañ lay jox nga toog après peut-être su boobaa Ngaaka su amee xol bu soxor wala xol bu bon mun naa taxaw fële di siisu naan waaye kii du king wala kii du lay ay affaire yu am la quoi mais da ngeen nangu ni kii moo fi nekk. kon daal ay siisumaan lañ. day am yow du ñàkk fépp. te ñi sax des fois nii peut-être ay commentaires ñëw si seen kii waaye yéen xam lan jaas gi xam wala leen tuus waaye yooyu si la bokk. léegi yow sa featuring ak One Lyrical ma dégg si nga ne Youssou Ndour du BFM du bac fexeel nga jàng sa cours di lu ëpp TFM kan moom loolu. Sénégalais biy déglu
non Ngaaka baal daw wax ji nag tamit ñun ay melomaan lañ ay animatrice hip hop lañ yàgg nañ ci game bi xam nañ ni muy doxee tamit. bi ma deuxième fois nit di amee entendement mais FC loolu aussi mun na nekk c'est-à-dire boo defee sa son bind yow xamal li nga bind mais bul xam li nit ki di comprendre quoi. son bi dañ ko def mu nekk benn source de motivation pour ndaw yëpp quoi sooy xool ci début son bi bëri na ay codes yu si nekk yoo xamante ni mun nañu jaxase ak nit ñi. mais man su ma waxul dara Sénégalais wala doomu aadama mënul tax ma wax ni waxuma lii mais li ma wax sama xalaat dama koy wax dañ ne ay mbagg jarul diir c'est-à-dire jarul kenn di ñoo di kenn lenn. xoolal fu gën fii Mbaye Weezer gis nañ ni am na fu mu toll ci àdduna te jàngul liir parce que on a tendance à dire que ni pour nga tekki sa àdduna foog nga jàng foog nga sori ci ay études fekk demeewul noonu. One Lyrical wax na Sadio Mané man wax Youssou Ndour amul bac amul BFM te tekki na am na TFM tey. donc yow miy déglu wala yow ndaw bi nga xamante ni peut-être jàngoo wala sa jàngu soriwul. sagam ci jàngul moo am lii yow boo góorgóorloo nga jàng sa ay cours suba mun nga am lu ëpp TFM. donc di wax ci ay jël ay exemple yu baree bari quoi Wally Seck genre tey. ñu bëgg ko wala ñu bañ ko référence la. xaw a bandi bandul ay musique xale. Abba de 2STV Sen TV tey am na lu mu marqué ci animation Sénégal jàngam soriwul. tey référence la ñu bëgg ko wala ñu bañ ko Bougane Gueye Dany et cetera son bi du clash du dara dafa ñu ci lenn loo xamante ni dafay indexé wala dafay xoos dañ doon motiver ndaw. ak ci loo mënti nekk gëm ko nga téye ko nga liggéey def ci li ci war lu nekk mën nga ko am sa àdduna. acca mu ngi noonu waxoon naa leen ko sama gars yi nee naa leen son boobu moom ak One Lyrical Ngaaka Blindé waxut ak Dip Doundou Guiss mais jot naa ay version yu bëri que Dip lay waxal nee naa leen man seetaan naa concert Nit Dof ma taxaw jour boobu noonu Nit Dof dafa yéeg ci scène bi Canabasse fekk ko fa Ngaaka ba mu yéegaatee ci kaw scène bi daf ne dakkal na histoire am ak Dip Doundou Guiss yaakaar naa ne nekkul ne li nit yi di wax ne moom la du moom de nekkul Dip ngay waxal. ci fan. ci son bii nii. bii nii. waaw. déggoo wala comprendre loolu. comprendre naa la mais émission la te tey daa am ay suggestion yoo xam ne dañ koy jot ci doomu aadama yi. donc ñu bëri dañu yaakaaroon ne yow Dip Doundou Guiss ngay waxal ci son bi. ban partie. mooy partie bi ngay waxee ne jàngal ndax Youssou Ndour du BFM du bac. loolu noonu partie boobu laa comprendre nga. ma wax leen que ne Ngaaka waxut ak Dip ndax man. toog naa sama bët moo ma ko may ma seetaan sow Nit Dof. Nit Dof yéeg ci kaw seet bi Canabasse fekk ko fa. jour boobu loolu yàgg na après am na plein de choses yu amaat yu xewaat. donc du loolu moo tax sax mais en fait y avait pas son bi amul place clash quoi c'est-à-dire clash amul place ci morceau bi amul kenn koo xamante ni dañ ko clash ci son bi yëpp dañ ko def pour motiver ndaw yi. genre ku bëgg a tekki dëgg ne doo try marque Versace ci fëgg jaay try mooy liggéey on parlait de liggéey on parlait de gëm sa bopp on parlait de référence on parlait de Serigne Mboup genre nekkoon Sandaga di jaay tey milliardaire la référence on parlait de mun nga toog ci réew mi tekki fi te doo dem ba France transparence dëkk di dund rêve lu luxury li ngay wut ci lu luxe mooy nekk li lay menacer xam nga ay mbagg fu may waxee ne bëgg xaalis xam wala jarul biir je parlais de jigéen bi nga xamante ni peut-être yaakaar na ni pour mu am foog mu dem ci góor am nu mu mel ak moom wala am nu mu dund ak moom pour am message la sensibilisation la conscientisation la amul benn clash boo xamante ni am na ci morceau bi franchement. mais duma am nga ñooy dóor puisque def nga comparaison bu jéggi dayo boole nga Modou Lo ak Balla Gaye Youssou Ndour ak Thione Seck Wally Seck ak Pape Diouf. Ngaaka Blindé ak kan sax da nga bëgg a wax ne yow amoo kenn koo xam ne mun nañ la tëkkaleeg moom ci game bi. Ngaaka nag dangay tooñ. dëgg laa. noo waxee dëgg foofu. man sama adversaire man la sama bopp. ok man maay liggéey man maay fo. gars yi gis ni artistes yi ñu ngi liggéey man maay liggéey ñu soog a comprendre que artistes yi dañ doon fo donc amul
peut-être ku nekk nag mun nga jël ku la neex teg ko parce que genre da ngay ñëw gis xam nga booy tëb dal pondeuse yi fii xam nga genre gars yi fële. léegi ñett ñooy pondeuse yi. non duma bàyyi mu seet day leer dafa wala reer. scoop la bàyyi mu seet. day leer ngaaka. pondeuse yi mooy xam nga mais yooyu yëpp ci game la bokk quoi xam nga rek rap comme lamba musique gu góor la et musique gu ndaw la quoi nga gis ku ñëw samp nit waaye xam nga fii kenn du king wala fii kenn du jàppal bàyyil indil kërëng jàppal bàyyil ku nekk wax mais après da ngay xam ne ñii dañu bëgg coow mais du game quoi comprendre après même ñi nga xamante ni ñoom la soi-disant situation di imposer que ñoom ngay bokkal génération wala et cetera. mun nga ko accepter comme ay nit yoo bokkal génération mais à la base coow li lu mu bëri fii ku wéet tugg sa nekk waa ci série doo fay sa lampe xam nga ki la mën ak ki nga mën quoi. mais balaa mu doon neex nga wax ma pondeuse yi ñan la das hip hop. non moi c'est-à-dire xam mun naa wax pondeuse. mais da nga war a limal. su ma leen waxee dama leen may promo te pondeuse kenn du ko may promo. tool garaawul ba am jaar rek jaar seen question.